à mon retour. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci xibaaru marax wi ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci kóolute ak ànd gi ngeen ànd ak ITV bu ne saa ma jukkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak syndicat bi di G7 ñoom nag ñi ngi doon am jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi la ñu ca jublu nag mooy ñaawlu rek li nga xam ni mooy rek woote gi ñuy woote ngir ñu faagaagal jàngalekat yi ñoom nag nee nañu lu ñuy njàgg directeur de l'information et de la communication ba nekk ci ministère de l'éducation nationale moom mooy njaag naka noonu yi tamit ñoom waa G7 nee nañu ñi ngi daal di bëgg ñu bàyyi ci nu mu gën a gaawee bépp enseignant bu nga xam ne arrêté woon nañ la yoon teg la loxo ñu yóbbu la ci kaso bi ci manifester yi amoon ci ayu bés yële ñu génn. naka noonu yi tamit beneen syndicat muy bi ëmb journaliste yi di SYNPICS ñoom tamit nee nañu bépp média bu nga xam ne daal gis nga ni ñu ngi lay xoqatal wala bokk di la tëkku na nga daal di dem fa mbaxana doone benn nga porter plainte ñoom tamit waa syndicat bi di SYNPICS ñi ngi wax journaliste yi ngir ñu gën a farlu ci seen liggéey teg ko ci yoon informer population yi ci ni mu gën a tegoo ci yoon waaye tamit jël seeni responsabilité leneen li nga xam ne tamit moom la ñu ñaan ñii di nekk ci terrain bi di journalistes yi ak techniciens yi bépp xoqatal bu ñu leen def wala bépp menace bu ñu jot nañu ko daal di fësal ñoom ñu jël ci seeni matuwaay. ci génn bi nga xam ne Adji Sarr génn na ko niki démb ci mbir mi nga xam ne mooy mbirum suif mi muy jiiñ Ousmane Sonko ñenn ci ay experts ñi ngi koy analyser kenn ci ñoom di Soro Diop di journaliste jàpp na ni Adji Sarr ginnaaw noppi gi mu noppi woon ak pataaral googu nga xam ne ak li ci xew lépp fale mu am fu mu waxee te wax googu yi tamit mooy li mu dencoon ëmb ko dafa bari fale mu tuur ko beneen bi ci des Denise Ndour di consultant en droits humains moom nag jàpp na ni bépp génn di wax ci dossier bi ci nit ku nga xam ni da nga cee bokk teguwul ci lu nga xam ni mooy charte yi yoon tëral waaye nag Adji Sarr mi ngi ci ay droit am beneen mbir muy lu jëm ci li nga xam ne moo di Amadou Mokhtar Mbow 20 mars 1921 ba 20 mars 2021 Amadou Mokhtar Mbow am téeméeri at moom mi fi nekkoon directeur bu njëkk bu ñuul bu UNESCO dinañ ko féete loolu yi nag ay personnalité ay kàngam yu mag ci Afrique ak ci àdduna bi dinañu intervenir ci visioconférence daal di ñëwaat ci li nga xam ni mooy liggéeyu Amadou Mokhtar Mbow jaar-jaaram ngir ndaw ñi mën cee roy. bisimilah ci faram fàcce xibaar yi niñ ko waxee woon ci njalbeen gi li nga xam ni mooy tëkku gi ñuy tëkku enseignants yi ak di woote ngir ñu faagaagal leen loolu nag waa G7 ñaawlu nañu ko ci conférence de presse bu ñu amaloon niki tey ñoom nag regroupement boobu nga xam ni moo gën a mag ci kuréel yi ngànk lii di syndicat enseignants yi ñoom nag xamle nañu ni ku lu nji njàgg directeur de l'information et de la communication bu ministère de l'éducation nationale moom mooy njaag ñoom G7 nag nee nañu lu gaaw nañu ko bàyyi enseignants yi nga xam ni téye nañ leen ba mënuñoo jàngale caabi féete leen ginnaaw bi ñu leen jàppee ci manifester yi passé naka noonu yi tamit nee nañu daal lépp lu ci xew ñoom dinañ ko topp ba fa mbaxana doone benn Abdourahmane lii. élèves yi génnoon di manifester ay jàngalekat ñoo nekk seen ginnaaw muy ay kàddu yu directeur de la formation et de la communication ci ministère de l'éducation nationale yëkkati woon bu waa G7 di weddi ba mu set muy ay kàddu yu indi niki njeexital ay jàngalekat yu ñuy wër ngir ñu rey leen bu ñu sukkandikoo ci Souleymane Diallo bu SELS. am na ñoo xam ne sax bu ñu sañoon tey sax ñu faat seen bakkan moo tax nag aussi ñuy artu état bi gouvernement bi et ministère de l'éducation nationale di xamal ne jëf ju ñaaw boobu nga xam ne Mamadou Moustapha Diagne directeur de la formation et de la communication def na ko lépp lu si xew ëllëg wala bépp jàngalekat boo xam ne am nga si lu la metti wala ay gaañ-gaañ wala kenn ñaan ko yàlla ñu fàtt sa bakkan nañu xam ne Mamadou Moustapha Diagne ministère de l'éducation ak gouvernement du Sénégal ñoom ñooy responsable te loolu duñ ko nangu dañ koy naqarlu. ki yor kàddug G7 tey jii ngi xamle ni si jàmmarloo yi nga xamante ni amoon na fi ay jàngalekat jàpp nañu leen si ñu ngi wax si ñu bàyyi leen.
te ñoo ngi exiger tamit loo xam ne duñ ko laam-laamee bépp enseignant boo xam ne dañ laa téye ngir ñaxtu yi nga xam ne moo fi amoon manifestation yi te dara taxul loolu am lu dul ko ñoom dañoo am sañ-sañ loo xam ne yoon bi moo leen ko may constitution moo leen ko may pour ñu mën a manifester joxe seen xalaat ñu téye leen ñooñu ne nguur gi fexe ni mu gën a gaawee ñu teggi leen loxo ñu bàyyi leen ñu dellu seen njaboot mën a également dellu seen liggéey ndaxte pour ñun loolu mooy indi jàmm ci biir réew mi te loolu mooy indi jàmm ci biir njàng mi ak njàngale mi. muy ay jàngalekat yu yégle ni coronavirus amul dara lu mu am ak accord yi nga xamante ne signé woon nañu ko ak nguur gi te ba tey FURAS jàpp nañu ni ku jig njaak jëwriñ du ñu dénk wàllum fonction publique mooy njaak si noonu jàpp nañu ni dañu ko war a jëlee foofee mu nekk. boo jëlee tey fi nga xam ne mooy fonction publique ñëpp gis nañ ni madame le ministre liggéeyul c'est ça la vérité parce que lenteur administrative yi mënoon nañ jàpp ni dossier yi jóge à l'intérieur di yegg si seen yeexaay la mais tey enseignants yi dañ lay woo wala ñeneen di la naan sama acte d'intégration ou de validation ou d'avancement mu ngi en signature depuis 6 mois depuis 8 mois mais bu dee nag lenteur administrative yooyu dañu déplacé wu ci bureau ministre bi mais ça veut dire que ministre bi liggéeyul loolu moo tax ñu ne loolu comme ministre bi bëggul liggéey te fonction publique def di un poste stratégique mais il faut mu jóge foofu. ñu dellu si waat si jàmmarloo yi fi amoon fan yi ñu mujj ñi lee bokk si G7 ñu ngi sàkku si ñu tijji ab enquête bu jaar yoon si nit yi nga xamante ni faat nañu leen si yooyee jàmmarloo gannaaw bu ñu jaalee seenum njaboot. beneen syndicat di SYNPICS bi ëmb ñii di journaliste yi ñoom yi tamit ñi ngi ñaawlu xoqatal gi nga xam ne moom la ñuy xoqatal journaliste yi waaye tamit ak yi tamit tëkku bi ñu leen di tëkku yenn këru tas xibaar yi ñoom nag nee nañu képp ku nga xamante ni nii tëkku nañ la mbaa ñu menacé la mbaa ñu woo la di la def naka sodul noonu na nga daal di porter plainte yóbbu mbir mi fa mbaxana doone benn ñoom waa SYNPICS tamit ñi ngi wax journaliste yi ñu takk seen fit waaye tamit teg seen liggéey ci yoon ngir jottali askan wi xibaar yu wér te wóor naka noonu yi tamit ñi ngi woo CORED ngir ñi wàcc ci terrain bi ñu jox leen jumtuwaay yu am solo ci wàllu yoon ba ñu xam fan la ñu war a mën a teg seen tànk ñu déglu ci Bamba Kassé secrétaire général bu SYNPICS. càkkutéef gi ñu fësal tey ci journalistes yi pour que lii xew ci réew mi jamono ji jëm ci ñoom ñu war ko leeral war cee fàggu mooy ñu fexe ba kenn bañ leen a xoqatal ndax journaliste bi bés bu ñu leen ba xoqatal ko rek ba mu ragal xëy na lu bëri dootul feeñ loolu c'est des méthodes fascistes donc bu fekkee ni dem nañ ba cappaandaw goo xamante ni ku mu neex léegi yëkkati say kàddu yëkkati sa loxo ba wax ca kaw joxoñ journaliste bu la neex daggal ko wala nga wax ko li la neex saaga ko wala nga menacer ko wala nga def leneen loo xamante ni yoon nangu ko ñun suñu càgguteef mooy ñooñee mu dal seen kaw d'abord nañu porter plainte ndax réew boo ci nekkee da ngay respecter yoon woo fa ne yoon wi daf ne ñaari citoyen fu ñu amee problème ki nga xamante ni dafa jàpp nañ ko tooñ dafa war a dem fa mbaxane doone benn donc il faut que ñu bàyyi di minimiser maanaam non garaawul mooy andi leneen donc appel bi foofu la jëm pour que ñu bañ di wax ay garaawul waaye saa bu ñu sentir ni lii dafa nekk loo xamante ni dafa jóg pour fakastal wala dafa jóg pour xoqatal ñu fësal ko ba mun a weng fësal ba mun a weng nag weesuwul nga dem porter plainte ñaareelu appel bi nga xamante ni ñu ngi koy def jagleel ko suñu gars yi mooy nañu def seen liggéey ca na mu waree respecter règles yi CORED sax defe naa moo ci war a gën a àddu donc ñaan nañu CORED tamit mu gën a fësal liggéeyam mais également ñuy wax suñu gars yi suñu mbokk journalistes yi ne leen nañu informer en toute responsabilité respecter les règles du métier loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi tamit ñu ngi leen woo à plus de solidarité et de vigilance. mu mel ni waxi Bamba Kassé jooju kuréel gii di appel nga xam ne moom moo ŋànk ñii di yëngu ci presse en ligne dégg nañu ko ñoom nag nee nañu dañuy porter plainte ci ñi nga xam ni dañ leen a tëkku ak di leen wax naka sudul noonu bokk na ci Précis Cissé Khalifa rappeur Cheikh Metsu Abdou Guèye Dia Amadou Ba ak i tamit Alaxam moom i tamit dinañ ci ko ci dugal li nga xam ne moom lañ ci jublu nag mooy xoqatal ak i tamit tëkku gu nga xam ne ñu ngi koy tëkku yenn ci taskatu xibaar yi ak yenn ci
presse en ligne yi ak bépp média bu nga xamante ni rek wax nañu wala ñu teg ci sa ndodd luñ ci war a teg ñoom dinañ ko yóbbu fa mbaxana doone mbenn fële ca Tëngéej ñu desandi ci ñi nga xam ne ñoo di tas xibaar yi am na ci nag ñu nga xamante ni nii am na lël bu am solo bu ñu leen amal ONG bi nga xamante ni moo di Avenir Enfant moom moo leen doon tàggat ci lu nga xam ni dafa jëm ci sàkku ak i tamit méttital gi ñu teg tout tànk yi ñoom journaliste yooyu nag ginnaaw bu ñu leen tàggatee ba pare dinañu mën a bokk ci xeex gi nga xam ni moom la ñuy xeex sàkku gone yi ci lu dul seen coobare ak i tamit lu ñu tuddee pédophilie ak lu ni mel Babacar Seck. jafe yu tuut tànk yi di jànkonteel ci wàllum siif ak li ni mel dajale na ay taskatu xibaar ci benn lalu tàggat loolu nar a tax ñu xam nan la ñuy joxe xibaar jëm ci wàllu woowu. li ñu fi taataan bu ñu fi jógee ñu xool nan la ñu koy segge bu ñu koy segg nag dañuy xool li nga xamante ne mooy des nan la ñu koy mën a xellee ba nga xamante ne xëj na du tey am xel danay am solo dañoo jàpp ne ci liggéey bii ngeen di def nii. lépp loo xamante ne jagleel nañ leen ko ci fànnu xam-xam ci fànnu xalaat ci fànnu ñawal gis-gis bu yeggee ci yéen fexe ba ngeen ciy am ak seen xarañ bi ngeen am dañoo yaakaar ne ñun ñu nekk ci gone yu guddi ak bëccëg fa ngeen jote ak la ngeen mën a ñun mënewuñu ko. joxe xibaar jëmale ko ci jafe-jafe siif jëmale ci xale yi war naa mën a dalal xelu ñi mu dal. dañuy jàpp ne xam nga yenn saa yi ñu am xibaar boo xamante ne nañu koy tase nañu koy waxee na ko nit ñi di commenter di ci waxaat yenn saa yi dana fudd xol te dana fudd xol koo xamante ne ci biir këram la nekkoon naam am na lu mu dund naam am na nu ñu ko dalale am na nu ñu koy gunge di ko ci tàggat waaye na nga xamante ne noonu la ñu ko tasee ci biir gox-goxaan yi wala ci tasukaay xibaar yi dana jur ci moom yeneen xeetu fitna wala yeneen xeetu mettital. taskatu xibaar yi ci seen wàll ñu ngi xam le ni lalu tàggat bi dina leen may ñu xam naka la ñu waxee ci mbir yu tiis yooyu. ñi nga xam ne ñoo xam question yi maîtriser ko comme avenir de l'enfant ñoom bu ñu lay woowee ba jox la formation yu mel noonu ñun dañ ci gën a kontaan dañ ci gën a en tout cas nekk loo xam ne day baax suñu liggéey dinañu permettre nag tey bu ñuy waxati ci question yu mel noonu rek. ñu xam lan mooy inceste lan mooy pédophilie lan mooy en tout cas viol et puis mën a jox une bonne information à l'opinion sénégalaise. bu weesoo xibaar yi nga xam ne dañ koy joxe taskatu xibaar yi dañ war a dugal seen loxo ci yar ak nekkinu askan bi buñ sukkandikoo ci kàddu ki jiite ONG bi di Avenir de l'Enfant. ONFP Office national de formation professionnelle moom itamit mi ngi ubbi woon ay buntam ngir rek jox ay xibaar nit ñi ci formation au métier numérique di liggéey yi nga xam ni dafa aju ci jumtuwaayu xarala yi ñoom nag ñu lëkkoo ci ak Simpon ñoom structure boobu nga xam ne ña nga nekk ci jëwriñ màkkaanu jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ñoom nag nee nañu li ñu bëgg mooy tàggat junni ndaw ci liggéey bu jëm ci wàllu jumtuwaayu xarala yi Matar Nguer. tàggat ndaw ñi ci liggéey bi jëm ci jumtukaay yu xarala yi mooy mébatu kuréel gii di office national de la formation professionnelle nga xam ni taxawaayam mooy tàggat ay doomi réew mi. gis-gisu président de la république ak orientation yooyu moo indi ONFP xalaat benn programme national boo xam ni dañ ko tëral tey pour que ndaw ñi nga xam ni ñoo bëgg ñu tàggat leen ci wàllu numérique ñu mën leen tàggat. pour que ñu am possibilité insérer wu ci entreprise yi wa ilaa liñ leen di jàngal dina tax ba bu ñu bëggee taxawal seen entreprise bopp ñu mën ko taxawal. dañu waxtaan ak ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu numérique ñu waxtaan ak ay entreprise waxtaan ak waa Simplon ñi nga xam ni xam nañ leen sur le plan international ci wàllum formation ci numérique. at yi ñu jëm nag naal nañu tàggat lu toll ci 2 junniy ndaw ci liggéey yi jëm ci jumtukaayu xarala yi. fa toll ci 300 millions yoo xam ni moom la ñu déboursé pour mun a former pour le moment 1000 jeunes maanaam junniy ndaw la ñuy former ci session bi njëkk. am nañu 9 programmes de formation yi ñu defar ak en partenariat avec ONFP ci 9 yooyu noonu junni ndaw yi nga xamante ni nii ñoom ñoo bëgg def formation bi dañuy xool ku ci nekk rek fan nga gën a xarañ ñu jàppale la foofu former la foofu daal di lay pousse ngir nga am liggéey. kuréel gi di ONFP ak Simplon seenub lëkkaloo ngir mën a amal liggéey bi am na 4 at ci ren.
ñoo ngi tàmbali liggéey bi 2018 bi nga xamante ni nii formé nañu 40 formateurs pour ONFP ndax ñoom ñu mën a dem ci biir réew mi former aussi ay ndaw fekk leen fa ñu nekk ñu former leen ginnaaw boobu noonu bi mooy deuxième projet bi ñuy liggéey ak ONFP te gis nga ni passé nañ de 40 formateurs à 1000 jeunes ça veut dire que partenariat bi mi ngi jëm kanam te ONFP aussi dafa nekk organisation boo xamante ni nii bu am solo la ci wàllu formation ndaw yi ak seen liggéey. ngir mën a dimbali yeneen i ndaw ngir ñu mën a bokk ci tàggat bi am nañu yeneen i naal. sunu ministre de tutelle mi ngi def ay jéego pour que ONFP ñu gën ko renforcer financièrement pour que ndaw ñi nga xam ne ñu ngi demander emploi ñu mën a gérer defal leen formation yi nga xam ni moom la ñuy soxla pour que ñu mën a am liggéey. ñi nga xam ni am nañu seen projet am nañu seen plan d'affaires ONFP dina ko porter au niveau de la DER pour que ñu mën a financer seen projet yooyu ba ñoom itam ñu mën a dugg ci auto emploi am lu ñu suturloo am itam li nga xam ne moom la ñuy suturee seen ay waajur. tàggat bii nag ñaari kuréel yi ñoo ngi koy door ci weeru avril bii di ñëw. ñu àddu jëmale ci Adji Sarr mi jiiñ ak siif Ousmane Sonko njiital Pastef niki démb nag génn na daal di wax lu bari wax jooju nga xamante ni nag wax na ko la ki nga xam ne moo di Soro Diop nekk journaliste moom li mu ko jàppe moo di ni rek Adji Sarr pataaral gi daa yàgg li ci xew bari li mu dencoon yi tamit bari lool fale mu am fu mu ko sotti démb nag am na occasion bu mu ko sottee Soro Diop ñu déglu ko ak Antoine Diouf. saaga yi ak sosal yi ak luñ ko tuumal lépp ci réseaux sociaux yi ci intervention yi pendant des aussi longtemps il fallait que mu génnee lépp je pense que lu mu génnee nag ku ci nekk yaa xam li nga kii mais un fait ñun journaliste fait rek la ñu gis lu taxaw lu ñu mën a gis Ousmane Sonko ak moom nekk nañu ci salon de massage bi lu fa xew ñoom ñaar ñoo ko xam ak yàlla lu dëgg bi nan lay mën a feeñee justice rek la mën a feeñee mënuñu ko wax feneen fu dul ci kanamu justice nan lañ ko defee man de ci sama wàllu bopp ak niñ ma yaree je pense que même procès boobu bu dee am nañ ko def à huis clos pour sutural ñoom ñaar ñëpp mais dëgg bi daal na feeñ. Denis Ndour moom di conseiller en droit humain li mu jàpp moo di ni képp ku nga xamante ni da ngaa bokk ci benn dossier bu yoon lijjanteegul waroo génn di ca wax waaye nag kii di Adji Sarr moom xam naa ni bëgg-bëgg wax moo tax mu génn wax ci droit am la nekk Denis Ndour ñu déglu ko ak Antoine Diouf. xëy na dafa noppi boo xamante ne bëggoon na wax ak askan wi te xëy na amuloon bunt bu mu ko defee. waaye man li ma ci xaw a xalaat ci ni nga xam ne yoon noonu lay doxee dama yaakaar ne fii mu waxee du fii la waroon waxee parce que comme dañu ne dossier bi dem na ci juge d'instruction ñoom ñëpp dañ leen sant ñu noppi Ousmane Sonko moom xam nañ ko loolu ci moom xëy na nag juge d'instruction moo mën a gindi askan wi ba wax ñu lu tax mu permettre Adji Sarr mu waxaat ci mbir mi alors que mu ngi nekk en instruction loolu mooy lan loolu mooy que ne nit ku ci nekk am nga sañ-sañ nga wax ni mu demee waaye ñun askan wi li ñuy soxal mooy bis bu ñu taxawee ci kanamu yoon def liggéeyam ci ni mu waree sans mu am parparloo wala mu am benn contentieux politique waaye mu doon procès boo xam ne dafa leer nañ ñu teg ko ci ay éléments yoo xamante ne éléments solides yoo xamante ne askan wi du ñu mën a wax suba que ne procès bi dafa far nii wala mu far. coow loolu ak manifeste yi ci jublu ak i tamit lépp lu nga xamante ni tojaate nañ ko maison du parti socialiste daf caa bokk ba tax na ki nga xam ni mooy rek waa parti socialiste fas nañu yéene daal di yóbbu ci yoon ala xam loolu nag ki ko xamle moo di secrétaire permanent bu PS nga xam ni moom jàpp na ni daal moom Cheikh Sadibou Seye état war na gën a taxawaay bu am solo ngir sàmm ay institution naka noonu yi tamit caxatee gi ñu
caxat-caxate foofu di siège u parti socialiste ñoom dinañ ko topp ba mu sës mi ngi Maram Ndiaye delluwaat na fa doxantu fa ak caméraam. ñaari semaine ginnaaw bañ leen songee maison du parti socialiste ba tey jii ku fa dugg di nga gis yàqu-yàqu yi nga xam ne rek moom moo fa am bëri na ay bureau yoo xam ne rek song nañu leen si bésub aljuma juróomi fan su weeru mars. ñëw dugg maison du parti ñëw ci rez-de-chaussée bi toj d'abord vitre yëpp bu ñu ñëwee ci anam yi ñu ñëwee bëri ñi fi nekkoon mënuñ leen a dékku ñu jaar ci kaw mur yi yéeg ci kaw yor seeni xeer toj lakk fi ay bureau sax lakk nañ ko sàcc fi matériel bu bare bare boo xam ne kenn mënu ko xayma. waa jile moom ba mbir mi xew fa la ko fekkoon loola waral ba tey jile mënul génn sa boppam. tiit parce que ay nit bu ñu la songee plus de 1000 personnes song si leen di wax benn baat mooy nañu rey nervi xam nga mu leer na ne ñii bu ñu la jotee dañ lay rey kooku mënoo lu dul tiit lu dul jaxasoo waaw mais sant yàlla alhamdulilah daal sant yàlla ba kenn ci ñun gaañoo si. bii nag moom mooy ñaareelu yoon ñuy songu parti socialiste looloo waral ñu jàpp ni bii moom faw rek yoon def liggéeyam plainte bi ci semaine bile la ñu koy déposé. démb ci talaata constat d'huissier bi PV bi jot nañ ko ñu saisir avocat bi ci boppam tey wala ëllëg ñu ne defar plainte bi yëpp boole kook dossier yi mu laaj mu yóbbu ko ci yoon parce que loolu aussi bokk na ci lii tax ba ëllëg ak si biir comme li tubaab naan. pour que nul n'en ignore. jamono ji nag daanaka ñëpp a ngi woote dal ginnaaw ba nga xamee ni rek réew mi tàngoon na lool waaye secrétaire permanent bu parti bu Léopold Sédar Senghor bile moom jàpp na ni faw rek ñu daal di sàmm bu baax a baax suñuy institution. waaye ñu xam ne aussi àddina bi bépp réew moo dem am na ñu ko jiite am na ay institution réew bu amul ay institution bu ko ŋànk anarchie daf fay day taxaw loolu moo tax nit ñi war a bàyyi xel ne. suñu néewalee doole suñu institution ñàkkal fayda suñu réew ñun ci suñu bopp ñun ñoo ci loru. waa parti socialiste leneen loo xam ne rek àddu nañ ci mooy tuuma yi nga xam ne rek Barthélémy Diaz teg na ko seen ndodd di wax ni rek ñoom ñoo recruté woon ay nervi ci manifestation yi nga xam ne rek moom la ñu génn moom secrétaire permanent bile di ñu xamal ni ñoom waa parti socialiste taqewuñ ci laalewuñ ci te lépp luy violence ñoom bokkuñu ci. 20 mars 1921 20 mars 2021 ci dibéer ji la Amadou Mokhtar Mbow mi fi nekkoon jiital UNESCO di nit ku ñuul gu ko njëkk a jiite di am téeméeri atam yooyu nag dinañ ko feeteel waaye nag visioconférence lay doon ñii di ay kàngam ci Afrique ak ci àdduna kenn ku ci nekk di nga indi ay seede jëmale ko ci liggéey bu rëy bi nga xam ni moom Amadou Mokhtar Mbow liggéey na ko Ngor Diouf moo ñu koy faram-fàcceel. xam-xam bu mucc ayib lañ nemmeeku ci moom mu yàgg di xeex ak yelleefu doomi aadama Amadou Mokhtar Mbow xam-xamam kenn dootu ko naatable nekk doomu Sénégal doomu Afrique nekk itamit royuwaay. Samba Linguère la jàngalekat la royukaay la fépp fu mu jaar loolu moo ko soxal ba suñu jëmmi tey su fekkente ni panaa am na Amadou Mokhtar Mbow la ci wàllu caaga maanaam culture li mu ci def bari na. ngir sargal màggal bi la jëmm di doomi Sénégal doomu Afrique xam-xamam ñëpp di ci njëriñoo bi la bés ñu nar si ay science yu bëri. dafa fekk ne nag ñaari mbir la ñu war a waxtaane bu njëkk bi dafay nekk ci bésu 20 bi bés bi ñuy sargal anniversaire bi maanaam ñaar fukki fan ci weer wi ñu nekk boobu dafay tombeek colloque boobu dinañ ci jàng lu baree bari dinañ ci gëstu lan la Amadou Mokhtar Mbow def ci wàllu njàng ak njàngale waaye balaa loolu nag dafay wane rek ni Amadou Mokhtar Mbow Sénégal rek moomu ko dafa am ñu mu ko bokkal nag mooy yeneen réewu Afrique yi ak ñeneen ñi nga xam ne li koy wund ak li koy wane mooy ñi nga xam ne dañuy yónnee ay message wala ñu ñëw teewe ko wala nga xam ni dafa am li ñuy wax. taxawaayam ak xam-xamam soxal àdduna wërngal këpp mais mbasum coronavirus tax dina am ñu ko teewee waaye itamit ñu bëri
nar si participer si visio conférence. ñu bëgg fekkee bare nañu lu mbas mi indi ak contrainte am ak distanciation yu muy laaj ak yëpp tax na ba dañu mën a bari fii samedi incha allah wante moyen moderne yi yu am léegi danañu may ñu mën a képp ku bëgg a seetaan ku bëgg a fekkee dana ko mën a def loolu tamit am lu mu laaj ci investissement. 20 mars atum 1921 20 mars 2021 bi la jëmm ñu koy màggalal téeméeru atam nekk premier directeur noir bu UNESCO xam-xamam màcc lool nekkoon jàngalekat ñu ràññee ko woon lool ci luy màggal culture africaine Amadou Mahtar Mbow ñu ràññee ko lu bari ci luy xeex àq ak yelleefu doomi aadama. Direction du matériel et du transit administratif DMTA njiit la soppi nañu ko Maguette Sène moom moo génn jox la ngay Amadou Tidiane Fall ñoom nag ci cérémonie ba nga xam ni ca la ñu doon amale moom Maguette Sène xamle na ni lan mooy taxawaayu DMTA mooy wut matériel jox ko service yi ko yelloo waaye nag nee na yi tamit ca 2020 ak léegi bépp matériel bu service yi bëgg dañu ko daal di commandé ci artisans locaux yi ba tax na téeméer boo jël juróom-benn fukk ya ak ñaar ñoom la ñu jox marché yi naka noonu yi tamit gën na yaatal ci liggéeyu DMTA Maguette Sène ñu déglu ko ak Amadou Tidiane Fall ma ko fa wuutu ci micro Augustin Mandal. artisanal gagné nañ ci appel d'offre bu mujj bi ñu mujj a def donc muy lu am solo loo xam ne nii wax dëgg yàlla ñoo ngi ciy jaajëfal président ci vision bi mais ñoo ngi jaajëfal agent bu DMTA ni ñu takkoo ba résultat boobu ñu am ko donc may kay. léegi nag di ko bàyyee sama successeur te am yaakaar ni dina ko yóbbu niveau bu gën a kawe. man tamit incha allah naa jéem a yokk naa jéem a góorgóorlu moom lu mu def fu mu yem naa fa consolider denc ko te incha allah naa ko gën a yokk wax na tamit def na seede bu rafet si agent yu fi nekk si DMTA mooy fonctionnaire yi ak contracteurs yi donc soo buggee aussi liggéey bi dem il faut ñuy liggéey. ñuy waxtaan ñu nekk même famille incha allahu rabbi naa continuer loolu maa ngi leen lancer appel maa ngi leen man seen frère la. ñi yëngu ci daal di jël lii di mbalit soppaliwaat ko ba askan bi mën koo jëfandikoo ñu koy wax recyclage ñoom nag am nañu rek lu nga xamante ni nii liggéey nañu ko lu am solo ndaxte lu mat junni ak ñeent fukki emploi daal di nañ koy créer ci ñu nga xam ni ñu ngi yëngu ci loolu ci lu ni mel ni seen xam-xam màcc ci fànn boobu yi tamit di leen encadrer naka noonu yi tamit ñu ngi xool naka la ñuy def ba gën a dooleel ndaw ñi di leen financer ci li ñu tuddee liggéey bu jëm ci wàllu alam gi Assane Diop ñu déglu ko ak Pape Ibrahima Ndiaye. mooy ministère de l'environnement mu ngi accompagner encourager recyclage ci contexte boo xamante ni dafa am benn loi maanaam bu tere lépp loo xamante ni mooy mbuus surtout parce que bu ñu recyclage tey naan recyclage déchet tout court mais xam nga li ëpp doole ci déchet au Sénégal booy seet plastique bi la donc recyclage boobu dañ koy encourager au niveau du ministère de l'environnement parce que dañuy accompagner ñi nga xamante ni ñooy yor ay activités yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu recyclage te wax naa ko sànq tey au Sénégal ñun wax dëgg yàlla jàppale nañ lu mat en tout cas 43 projets yoo xamante ni créé na à peu près 1200 et quelques emplois verts te loolu lépp am na wàllu woo xamante ni ci recyclage bi lañ ko jagleel. ci fànn boobu la ñuy des ndax Cheikh Diallo moomu di ingénieur taxawal na laboratoire bu nga xam ni ci la ñuy saytoo naka la ñuy def ba soppar ñi ba askan bi mën koo jëriñoo yenn ci mbalit yi moom nag ginnaaw bu mu demee ca Allemagne def fa formation bu toll ci ñaar fukki at ak juróom-ñeent dellu si na ci réewum Sénégal ngir tàggat ndaw ñi jàppale leen ci fànn boobu Pape Ibrahima Ndiaye reportage. këram gi nag nga xam ne mi ngi nekk ci cité Aliou Sow daanaka boo ko séenee da nga naan moom ak yeneen kër ya yam waaye nag am na lu leen wuute mooy ci biir këram dafa am benn laboratoire boo xam ne mi ngi ko fi teg gannaaw bu mu jugee Allemagne def fa ay ati at.
ba mu ñibbisee Sénégal ingénieur bi ci wàllum chimie de l'environnement ak protection de la nature daal di génne xaalis bu bari ngir taxawal bërëb bi lu ko tax a jóg nag mooy fexe ba yëngu ci wàllum recyclage rawatina ci plastique bi. boo ko dajee nii moom moo la jox partie bi. waaw xam nga plastique bon comme ni ma yàggee Allemagne dem naa ba nga xam ne am naa yenn jikko seen yenn jikko yi bi ma ñëwee fii bon Sénégalais la am na loo xam ne dama koy def damay jënd mbuusu ndox wala ma jënd gerte caaf wala ma te lépp ci mbuus bon nit ñi jaay aussi ci mbuus comprendre na parce que ñoom dañu bëgg aussi hygiène mais mbuus yi ma daan jënd gerte caaf yeegee nii dama ko jël di ko def suma poche mais dafa may déranger puis booy xool ci mbedd bi fu nekk plastique mu nga fa. bu gis xar yoo xam ne dañuy lekk plastique dee ba xam ne gis ay jën yoo xam ne bu ñu ubbi seen biir peut-être loolu de matière dañuy fekk plastique yu demee noonu mu nekk plastique loo xam ne dafa ñuy indi jafe-jafe ñun ñii. waaye liggéeyam nag yamul foofu rek gannaaw bu mu amee xalaat bi teg li nga xam ne mooy mbir mi Cheikh Diallo ak ñu mu àndal daal di collaborer ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci UCAD di yëngu ci Institut des sciences de la terre ñoom nag ñu lancé projet bi def ay expérimentation yu bari tukkee ci li nga xam ne mooy plastique bi. waaye tamit ci tooke yi nga xam ne ci industrie bi la bàyyeekoo loolu nag jox leen ay résultats yu am solo. c'est-à-dire moom mooy plastique bi nga xam ne dafa oyof buy naaw parce que boobu mooy am problème yeneen plastique yëpp nit ñi mën nañ ko jël seeyal ko defaat ci leneen paan yi ngeen di jënd yëpp plastique bu ñuy seeyal la seeyalaat ko mais plastique bu léger bi nit ñi amatuñu solution léegi ñun dañ ci indi solution bu ñëwee solution mu ne au départ dañ ko doon togg mais fi mu nekk nii bàyyi nañ togg bi parce que boo ko toggee tamit am na saxaar yu génn comme ñun aussi environnement la ñu wax duñu ko togg parce que bu ñu ko toggee saxaar yi génn mooy gën a lot nit ñi nga xam ne ñoo ci liggéey donc nag dañuy jéem a léegi transformer ko de manière mécanique dañ koy broyer bu ñu ko broyer ba pare nag léegi ñu boole ko ak suuf ak yeneen rejet yoo xam ne saleté yoo xam ne par exemple mu jógee ci industrie minière yoo xam ne ñoom soxlaatuñ ko te xamuñ fu ñu ko jëm ñu boole saleté boobu ak saleté plastique bi ñu boole ko defar ci pavé bi. ba ñu taxawalee liggéey bi nag ba léegi pavé écologique yi daanaka nit ñi bëgg nañ ko loolu ñu bari nag di ko laaj Cheikh Diallo ak ñi nga xam ne ñoom la àndal am ci yaakaar ne weer yi di ñëw seen liggéey dina sax weesu seen jot. léegi nag ci pavé écologique la ñu tolloogum mais dinañuy def pavé yi tamit dafa am forme yu bëri am na pavé yu mel nii yoo xam ne nit mun na ci dox am na pavé yoo xam ne nit ak oto mun na ci dox am na pavé yoo xam ne oto rek moo ci dox loolu yëpp mun nañ ko defar. ça dépend ci forme bi ak ci hauteur bi. mais am na ay perspectives. am na ay perspectives léegi nag bu ñu paree ci pavé yi léegi dañuy commencer defar ay briques parce que dañu ñaan yàlla aussi defar ay kër yoo xam ne c'est à base de pavé plastique parce que plastique bi mën nañ ko boole ci kër parce que pour defar brique comme boo mënee defar pavé mun nga defar brique donc brique yooyu mën nañu defar ay kër yoo xam ne day yendoog ñun suñu dunduwaay. mu jàpp ne liggéey ci wàllum plastique intérêt général la. looloo tax ingénieur bi yëngu ci wàllum chimie de l'environnement daal di jàngal xale yu bari ci wàllu woowee loolu nag doon li nga xam ne dafa méngoo ak xalaatam maanaam mbalit bi or la nature bi dañ ko war a aar waaye tamit mën na joxe li nga xam ne mooy emploi lépp nag dëppook li nga xam ne mooy alam bi. jërëjëf Pape Ibrahima Ndiaye ñuy jaajëfali tamit Cheikh Diallo moomu nga xam ne ingénieur la xam-xamam wàcc ci ñu ñuy soppale yenn ci déchets yi def leen ba askan bi mën koo jëfandikoo rawatina déchet plastique dañuy daal di àddu jëmale ci lu jëm ci coronavirus ak tolluwaayam bésub tey juróomi nit ñàkk ci seen bakkan limub ñi ci jàkk seen bakkan toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi nit ñi nga xam ne nag tey ji jàngoro ji dal na leen ñi ngi toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti cas yu bees ñu ràññee ci juróom-benn fukk ak juróom-ñetti cas contact ràññee ci téeméer ak juróom-benni cas communautaire maanaam ñu ko am te xamuñu ñan ñoo leen ko wàll waaye nag ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar wér nañu limub ñi ci wér boobaak léegi mi ngi toll ci ñaari junni juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñeent ñu nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci traitement ñu leen di topp jamono ji waaye nag ci wàllu ñàkk yi tamit nit ñi ngi wéy di ñàkku ndax lu mat ñaari junni nit yu teg benn vacciné wu nañu ci àllarba ji ba ñu tàmbalee ñàkk yeeg léegi nag lu toll ci fukki junni ak ñeent yu tegal ñeent fukk ak juróom-ñetti nit ñàkku nañu kon mu mel ni nit ñi ñu ngi wéy di ñàkku ngir aar seen bopp ci jàngoro ji ñuy gën a ñaax askan wi ci ñu continuer di respecter mesures barrières yi ñi seen xel dal yi tamit ñu dem ñàkku ngir aar seen bopp lii mooy jotaayu xibaar bi ñuy jaajëfal
jaajëfal ñëpp ñi jàpp ci liggéey bi moomu yéwén muy El Hadj Malick Cissé jëwriñ Ndiaga Seck naka noonu Modou Diouf doomu xiinin di leen jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme ITV jàngeen jëf ba beneen yoon.